asalaamaaleykum mbokki saxo di xool RMI info ci internet tey ji nag comme ni ngeen ko xamee Mauritanie mu ngi ci ay jongante ci wàllu élection présidentielle loola taxoon nag ñu fi waaye candidat tey nag suñu candidat bu ñu woo fii wala ku fi teewal candidat Birame Daoula Beye ñu koy wooye Birame 2019 moom nag mu ngi wuyoo Ahmed Gaye nekk membre coordination Birame 2019 ci Europe ñu koy dalal fii ci RMI info Ahmed maa ngi lay nuyu di la siyaar. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu maa ngi nuyu ñëpp ñi seetaan RMI info di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme ni nga ko waxee donc ci jongante yi ñu jëm donc ma teew fi tey pour am yu ma leeral yu ma indi ci suñu candidat bi di Birame Daoula Beye donc pour ci jongante yi nga xam ni si la ñu jëm incha allah. waaw jaajëf ñu dugg ci wàllu wi nga xamante ni moo di ay laaj yi nag mu toll ni ci wàllu wi nga xamante ni mooy ni ngeen gisee campagne bu mu door rek léegi ndax tey jii lépp li nga xamante ni moo leen waroon ci ab programme ci wàllu wi nga xamante ni mooy seen gis-gis ci réew Mauritanie est-ce que am ngeen yaakaar ni ci élection yi dina am loo leen ci am wala est-ce que yaakaar ngeen di ngeen gagné élection ci Mauritanie wala tamit ci beneen question est-ce que deuxième tour bu nuy laam-laami dina am wala du am. waaw dinaa ñëw ci question bi dina ma tontu ci. ndaxte xëy na deuxième tour yéen am na ñu koy xalaat mais ñun pour ñun deuxième tour du am parce que dinañu jàll. foo leen ko wékk. waaw dinañ ko jàll ci premier tour bu neexee yàlla. ndaxte am na ay mandarga yu ko wane. ndaxte suñu candidat bi di Birame Daoula Beye dafa jóg ci jóg yu njëkk yi xaarul bay mu jëntal bi mu door a jóg ndaxte ñëpp xam nañ ni Birame am na conférence bu ñu defoon fii à Paris en 2017 ci la annoncé candidature am. mais yooyu ay jaar-jaar dama ni tey da nga ni yéen di ngeen wóolu di ngeen di jàll deuxième tour foo leen ko wëkk. bu ñu weesoo li nga xamante ni mooy def na ko ci wàllu gëdd ak yelleef doomu aadama. waaw si loolu laa doon ñëw ndaxte liggéey bi dañ ko commencé bu yàgg. sur le terrain. te fekkee ne am na luy gagné tey élection. mooy liggéey. c'est-à-dire da ngay teel a jóg teel a liggéey ñun ñu teel a jóg teel a commencé liggéey que ça soit fii wala ci biir Mauritanie wala partout fa nga xam ne fii am na ay doomu Mauritanie yu fa nekk te bëgg soppeeku am ci Mauritanie donc ñun loolu nga xam ne li liggéey boo xam ni moom la ñu doon liggéey mu di liggéey bu mucc ayib nga xam ni ñëpp ñi nga xam ni gëm nañu ni soppeeku mën na am Mauritanie ñi ngi ki doon liggéey loolu tey moo tax ñu war a mën a confirmer mu wóor nu ni ñun suñu candidat du dem ak kenn deuxième tour dafay jàll au premier tour. waaw wàllu ngeen seen bopp ci wàllu woowu xanaa di ngeen ko teg ci ab programme wala dafa am li nga xamante ni li ngeen def parce que tey li ñu gis ci candidat yi ñoom ñëpp am na ay nit yu leen topp est-ce que tamit du loolu mooy tax yéen ngeen foog ni daa ngeen gagné premier tour parce que tey bu leen umpale ne am na benn candidat bu fi nekk bi nga xamante ni ñoom ñu yor nguur gi parce que tey boo ne lu mu def rek mooy tax ngeen gagné yéen ndax seen programme di ngeen ko wóolu. programme bi est-ce que mën nga ci wax ponk yoo xamante ne def ngeen ko ba askan wi war leen jox seen baat. waaw question programme bés bu nekk nit ñi ñu ngi ciy wax. mais ñu bari dañ koy répéter rek quoi. ndaxte tey dafa am lu nga xam ne lii ñëpp dañ ko nemmeeku ci Mauritanie. mooy fi dëkk bi toll di waaj a suux te dëkk buy waaj a suux mi ngi mel na bato buy waaj a suux képp ki nga xam ni kii yaa ngi ci bato bi bu ñu la sànnee buum di nga ci jàpp. ma ñëw ci point bi nga njëkk def mooy programme tey Mauritanie lan la soxla programme ku nekk am nga programme sur papier mais Mauritanie tey lan la soxla Mauritanie tey li mu soxla mooy li ñuy wax justice d'abord te combat bi nga xam ne bii tey jii moom la suñu candidat porté muy Birame Daoula Beye premier combat am mooy justice pour bopp doomu Mauritanie bi nga xam ne bii tey jii yaa ngi dund Mauritanie wala ngay dund ci bitim réew donc loolu mooy suñu si nga xam ne si la ñu sukkandiku te comme li ma la wax léegi nii képp nga xam ni kii tey jii gis nga situation bi nekk Mauritanie xam nga ni dëkk bi mi ngi wàcc suux. dëkk nag buy wàcc suux boo gisee ku la wallu bu la wooxee di nga wuy. dëgg la gis nañu seen candidat wax dëgg yàlla am na nit yu bëri yu ko topp fu mu jaar foo sànni mbatt mu tàkk ci nit ñi waaye lu ci munte am rek moo di ni ki ndax programme réew dina tënku rek ci ab justice parce que li nga fi wax dafa mel ni projet bi yëpp justice ngeen ko def est-ce que programme réew dina tënku rek ci ab justice. programme bi tënku rek ci justice mais justice moo ko lal ndax dëkk bu amul yoon
dara mënu fa sax. donc moo tax ma wax leen ni la loolu ça fait partie des points yi nga xam ni saillants yu bu nga xam ne bii programme Biram Da Abeid. programme Biram ça a été diffusé nañ ko. ça fait 2 jours programme officiel am ñëpp gis nañu li nga xam ne lii mooy points yi nga xam ne yi moom la Mauritanien soxla. mooy effectivement programme justice programme développement programme éducation santé yooyu ak sécurité réew mi yooyu c'est des points yi nga xam ni feeñ nañ ci programme bi te point bu ci nekk dafa am lu ko lal te incha allah yooyu mu ngi ci programme bi nga xam ne bi incha allah moom la ñu nar ñu gën ko ràññee ci wàllu wi nga xamante ni mooy xeex ak yelleef doomu aadama. waaw ak seen programme dafa am ponk bi ngeen ko jox dayoom ndaxte tey ji am na loo xamante ni ñu bëri loolu luñ ko doon xoolee ci wàllu wi nga xamante ni moo di taxawaayam ndax yéen am na fi ngeen ko nas ci ab diir wala am na projection yoo xamante ni di ngeen koy natt mais wax nii rek programme boo xamante ni kenn xamul fu mu jëm nit ñi duñuy wax kii ay xam nga kooku xëy na am na ñi nga xam nit ñi ay mooy ñi nga xam nit ñi di saytu ci wàllu politique te di suñu ay adversaire ñoom ñoo koy naxe nit ñi mais li wolof di wax naan xam nan lañ koy ni ko wolof di waxee ni puso bu ñuy wut puso bu réer waaw noonu la demee parce que nit ñi ñëpp xam nañu lu xew donc kenn mënatu leen nax léegi ndaxte ñun li ñuy def ñëpp ñu ngi si teg seen bët li ñuy wax ñëpp ñu ngi si teg seen bët li ñuy wax mooy lan mooy tey jii Biram Da Abeid bi nga xam ne mooy suñu candidat bu jëlee réew mi daf koy delloo déjà ci raay parce que Mauritanie dafa wàcc si yoon bi mu waroon jaar ndax ñeent fukki at mu ngi nii wala juróom fukki at ñu ay takku der yore ko mooy ñi nga xam ne ñi mooy militaires yi armée bi loolu moo fi nekk ñu yore réew mi déjà élection Biram Da Abeid 2019 c'est-à-dire que dafay nekk dañuy foqati réew mi bu ko defee nag bu ñu foqati réew mi ñun programme bi ñu am bi étalé nañ ko ñëpp gis nañ ko te point yi ma ci wax yi yooyu mooy yi nga xam ni tey la moom la Mauritanie mooy soxla mooy justice sociale éducation nationale santé ak seen sécurité. ndax kooku programme yi di ñi nga xamante ni ñooy ay candidats ñoom ñëpp loolu lu ñu wax. mais day am loo xamante ni luñ koy wax yéen léegi boo leen amee programme dafa am fi ngeen di jëlee seen ay koppar. wala dafa am partenaires yoo xamante ni tey jii moom mi nga xamante ni am na posture international daf ko nas wala daf ko tàmbale. nit ñi mën a xam. waaw loolu nit ñi dinañ ci di poser des questions mais Mauritanie ñëpp xam nañ ni Mauritanie mataguñu en tout cas d'après recensement yi nga xam ni moom la ñu defagum matuñu 5 millions d'habitants. te Mauritanie di dëkk bi nga xam ne bii ñàkkul dara. Mauritanie am na fer Mauritanie am na phosphate Mauritanie am na jën Mauritanie am na or Mauritanie am na pétrole donc tey bu ñu waxee fu ngeen di jëlee koppar yooyu. mais loolu c'est pas une question. rax ci dolli que ni Biram Da Abeid ñëpp xam nañu ay relation yi nga xam ni am na ko ci bitim réew. loolu déjà mooy forum par rapport ak yeneen candidats yi parce que Biram Da Abeid dafa am ay relation yi nga xam ni tey jii bu yéegee incha allah ci bopp réew mi waxuma la sax gaa coopération internationale mais ci biir réew mi déjà am nañu lu nga xam ne li tey jii mën nañ ko yoree Mauritanie ñëpp di ci dund ñëpp di ci tedd. lépp lu waay yelloo di doomi Mauritanie ak nag foo mën a bokk nag nga nekk naar nga nekk tukulóor nga nekk soninke nga nekk wolof nga nekk bambara doo soxla dara ndaxte ñàkkunu dara lan la ñu ñàkk mooy ku nu yoreel réew mi donc arrivé Biram Da Abeid c'est juste pour rendre aux Mauritaniens seen réew tekk ci yi nga xam ni léegi moom laa doon leeral nii ci wàllu lu jëm ci koppar ak lu nga xam ne li moom la ñu mën war yoree réew mi. waaw ci beneen wàll ci wàllu yi nga xamante ni moo di aada ak caada lu ci mel ni ñi nga xamante ni mooy làkku réew yi tey ji est-ce que ci programme am na ponk bi nga xamante ni jagleel na kër làkk réew mi est-ce que am na ponk boo xamante ni moom bu ñëwee dina am lu mu def ci wàllu wi nga xamante ni mooy delloo làkk réew mi ci wàllu wi nga xamante ni mooy njàng ak njàngale comme ni nga ko waxee éducation nationale. waaw question boobu. dafa di question ba nga xam ne bi dafa soxal ñëpp parce que Biram Da Abeid comme ni ma la ko waxee rek bu ñëwee tey ci boppu réew mi du ñëw rek ni imposer benn programme wala ni muy doxale dafay ñëw waxtaan ak doomu réew mi yëpp
képp ki nga xam ni kii am nga compétence am nga ci domaine boo fóote ñu toog ñu waxtaane nan la ñuy dellooyee réew mi seeni borom mooy li jëm ci wàllu éducation nationale loolu moom dañ koy refondé waat bu ko defee ñëpp ñi nga xam ni seen xam-xam ñi ngi màcc ci jëm ci côté boobu ñu woo leen ñu toog ñu xool ku nekk joxe sa xalaat ba ñëpp d'accord ci bi nga li nga xam ne lii benn anam lay nekk ñu mën ci teg li nga xam ne lii mooy jàngu réew mi ci côté langue yëpp mu nekk langue nationale wala mu nekk yeneen langue étrangère loolu ñi nga xam ni ñii ay doomu réew la ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew mi dinañ ci toog boobaa waxtaan ak foo mënti foyte nag fekkee ni yow en tout cas Mauritanie moo la soxal di nga ci joxe sa xam-xam bu ko defee ñu xool ba ñëpp d'accord ci li nga xam ne lii moom moo war a mën yóbbu réew mi kanam bu boobaa ñu def programme boobu incha allah réew mi doxe ci. am na wàll tamit bu ñu def ci wàllu yi nga xamante ni moo di wàllu xeex lépp lu toll ci wàllu dàq njaam ci Mauritanie wala esclavage am na nag ay loi yoo xamante ni defoon nañ ko ci Mauritanie 81 ba 2012 mun naa wax am na loi boo xamante ni 81 2007 2012 est-ce que moom bu ñëwee day continuer li nga xamante ni mooy arsenal juridique bu fa nekk wala am na loo xamante ni daf koy def coppite ci wàllu wi nga xamante ni mooy magistère am moom bu ko yàlla mayee nguur gi. waaw loolu moom boo mu ci posé question dama ci sawar wax ndaxte ñëpp xam nañ ni Biram fas fi mu waroon mooy fasu xeex njaam donc tey jii bu ñëwee ci bopp réew mi li ngay wax ni ay loi yu ñu voté woon la Mauritanie fekkee ne ay voté loi rek la ak adopté adopté loi bu ñu doon compter xëy na ci réew yi ci gën nekk ci premier yi lay bokk waaye suñu problème mooy lan mooy li nga xam ne lii sur le terrain pratique li ñuy wax pratique ci sur le terrain loolu moo manqué ci Mauritanie ndaxte soo édité soo voté loi sur le papier ba pare loi boobu kenn geriñoowu ko kenn appliqué wu ko du geriñ dara donc Biram daa abe tey bu toogee loi yi fi nekkoon lépp li nga xam ne lii mi ngi dafay geriñ dinañ ko conserver lépp li nga xam ne lii ci loi yooyu amul njariñ ñu dindi ko remplacer ko ak yeneen loi yi nga xam dina amal njariñ ñëpp ba pare nag appliquer ko sur le terrain ndaxte loolu moom ak application loi yi moom moo manqué et boobaa incha allah dinañ ci taxaw incha allah. naka nga gisee tey posture politique ci wàllu Mauritanie ci wàllu yi nga xamante ni moo di débat yi tamit seen diggante ak ñeneen ñoo xamante ñoo nekk ci kujje gi luñ ci gën a nemmeeku maanaam ay xaste ay saagante ay wax lu dul dëgg est-ce que loolu dina yóbbu démocratie ci kanam yéen tey ji lan moo am ban problème moo am seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen coalition mun naa ci lim coalition bi nga xamante ni mooy coalition vivre ensemble lu ñu gën a nemmeeku mooy à travers internet yéenay sànnante ay xeer yéenay xuloo te tamit yéen ñëpp di ngeen bëgg nguur gi changer est-ce que ponk yooyu wala démarche boobu dina changer réew mi wala am na beneen gis-gis boo xamante ni yéen gis ngeen ko wala ñu koy def si yéen lu ñu bokk wala bokkuñu si yéen. Par rapport ak question boobu ñu bare effectivement man dañ may interpeller ci question boobu mais nit ñi il faut que ñu xam ni kenn mënul contrôler ñun mënuñu contrôler les réseaux sociaux. parce que mais xam ngeen seen ay nit. xam nañu suñu ay nit mais dafa am ñu nga xam ne ñi tey jii ñoom mën nañ ñu représenter bu ñu waxee dañu xam ni diw mi su waxee mën nañ ci identifier suñu pàcc suñu camp wala déet mais par exemple am na ay militants yi nga xam ni c'est des militants ñun xamuñu leen sax donc si fekkee ni ñoom ñooñu ñu ngi wax ay wax yu ñaaw di ko jëmale ci suñu ay adversaire loolu dinañu metti mais su fekkee ne ku nga xam ni kii la ñëpp dañ ko xam ñu ràññee ko si suñu camp mu wax yenn wax yi boobaa kenn du ñu njëkk si moom ñun ñoo koy njëkk rappeler à l'ordre donc kooku il faut que nit ñi xam que ni ñi nga xam ni ñi dañu nekk di saaga ñi ngi ci côté bopp loolu moo leen yàq moo leen tax jóg mais loolu ñun malheureusement mënuñu ko contrôler problème boobu mi ngi posé wu fii au niveau des pays européens ñoom seen bopp bul fàttali il y a une semaine wala il y a 10 jours Emmanuel Macron recevoir na fi ki nga xam ni kii moom mooy patron Facebook si loolu lañ doon wax comment nit ñi nan la ñuy def nan la ñu mën def pour éviter yooyu sur internet donc kooku ñun daf ñu dépassé pour le moment mais lu wër a wër mooy ñi nga xam ne ñi ñoom suñu camp la ñu foyte ànd ak ñun ñi nga xam ne ñi ràññee lañ leen ci équipe bu Biram Da Abeid wala ñu nekk ci coordination wala au niveau national ou bien au niveau international ñi nga xam ne ñi soo leen déggee ñuy wax doo leen dégg ñu saaga doo leen dégg ñu xaste ndaxte loolu du tegin du yar bon
quant à débat bi ngay wax nag débat amul Mauritanie débat mënu fa am ndaxte amuñu moyens yi les moyens de communication yi fa nekk yi nguur gi fa nekk moo ko yore tekk ci ay loxo donc débat amu fa ndax ñun tey su doon suñu sago ñu invité Ghazouani invité Aziz ñu def débat. Aziz bokkutul. waxum Aziz ak Aziz du oui Aziz mais Aziz nekkutul candidat Aziz du candidat mais lu ko yóbbu di bërki dem. candidat Aziz Ghazouani. waaw am na droit soutenir ku ko neex. kooku droit am la mais du candidat yi kay mooy Ghazouani léegi candidat la kan Hamidou Babou candidat la Mawlud candidat la ak Boubacar ak ñeneen ñi mun naa lim ci ñooñu mais Aziz nekkutul candidat. Aziz du candidat sur le papier. On est d'accord sur ça. Ghazouani na ñëw def débat. Pourquoi kenn organiser wul débat. nañu organiser débat mais ñoom débat bi si APA moo war mais APA ça n'existe pas li nga xamante ça c'est des carcasses vides. APA ça n'existe pas. c'est des carcasses vides. yaa ko wax maa ko wax. ça n'existe pas parce que ñun suñu candidat pare na pour daje ak waxta ak def débat ak ku mënti nekk. loolu bu amoon dinañ ci mën jëlee ay njëriñ mais amul mais lan moo am c'est des pics yi nga xam ni ñu ngi koy sànnanti ci les réseaux sociaux et ça c'est kenn déggul fi kenn benn yoon Biram wala ñi nga xam ni ñoo yore kàddoom di wax ñu taxaw di wax yu mel noonu ci les réseaux sociaux. waaw lan mooy programme am ci biti réew maanaam ci diplomatie ci wàllu bi nga xamante ni mooy doomaanu Mauritanie yoo xamante ni ñoo ngi dund ci Europe wala bépp réew ci wàllu bi nga xamante ni mooy réew yu mag yi tey ji lan mooy programme am moom Birane. point boobu lu am importance la ndax tey ji ñu ñëpp xam nañ ni Mauritanie yu bari ñu ngi installé wu ci bitim réew que ça soit fii en France wala États-Unis wala Espagne ak yeneen réew. am nag ay jafe-jafe yu metti yi ñu jànkool. jafe-jafe yooyu yu si njëkk mooy affaire këyit. ndaxte recensement bi nga xam ne bii depuis 8 ans wala lu ko jógee mi ngi am te mënul egg xañ na Mauritaniens yu bari seen ay nekkuwaay ci dëkk yu bari. xañ leen seen liggéey. xañ leen vraiment seen teraanga. ndaxte ñëpp xam nañ ni Europe loo fi wala bitim réew loo fa am këyit moo ci jiitu te soo amul këyit mënoo def dara. te tey jii Mauritanie c'est des milliers yu nekk bitim réew mënuñu recenser wu ndaxte recensement bi ni ñu ko tëralee xañ leen seen këyit yu bari. loolu suñu candidat déjà yàgg na ci wax te ça loolu ci ay priorité am lay nekk. beneen problème bi nga xam ne bii aussi c'est lié à ça mooy affaire problème double nationalité. loolu aussi xañ ay Mauritaniens yu bare tey jii seen Mauritanité comme ni ñu koy waxee ñu nekk doomu Mauritanie ndaxte dañu dem installé wu ci yeneen réew di fa liggéey di am seen teraanga di ko yóbbu seen dëkk mais am période ba nga xam ne bii effectivement am nañu nationalité dëkk bi ñu nekk. mais ni Mauritanie tëddee ñu ni léegi pour nga am nationalité il faut nga bind def demande au niveau envoyé ko président ba mu accepté nga doon am nationalité. Ça c'est une farce. Et ça c'est la première des choses à changer. di ngeen koy dindi. ah oui. Oui loolu day dañ. loolu day dañ ndaxte dëkk Mauritanie wala bokk Mauritanie. nekkul ci këyit ci deret la nekk. dëkk ci dëkk nag defar dëkk moo ko gën. dëgg waaw donc loolu ça fait partie yi nga xam ni règle yi nga xam ni day changer si lay bokk. ci point boobu. ñoo ngi fàttaliku 2014 moom moo toppoon ci ki nga xamante ni moo yore jal bi nekk ci bopp nguur di Mohamed Ould Abdel Aziz tey ji yéen seen campagne defe naa ni campagne moom dafa laaj koppar. ana fen ngeen amee koppar 2014 moom ñëpp xam na ni amul woon koppar mais ren ji dafa mel ni koppar yi bari na bu ñu gisee panneau publicitaire yi bu ñu gisee voyage yi bu ñu gisee jet yi nga xamante ni ñoo ngi ci yéeg seen koppar yi ndax ab dajale la si diaspora wala dafa am kees boo xamante ni foofu ngeen di tibbee. waaw ñoo ngi sant yàlla mais yow li nga fi avancé léegi nii xaw ma foo ko jëlee mais ñun ñoo ngi sant yàlla quand même mais ñëpp xam nañ ni ñun on a des problèmes de moyens mais comme li ma doon wax léegi rek Birame tey jii ñëpp ñi ànd ak moom dañu ànd ak ñoom par conviction fu waay jóge indaale li nga am te loolu moo nu tax ñu am tuuti li nga xam ne moom la dépassé amuñu jet privé amuñu avion. ay moyens de déplacement traditionnel la ñu yore te loolu sax lenn saa yi les problèmes se posent pour le transport que ça soit au niveau des carburants que ça soit au niveau des voitures donc c'est un problème qui se pose donc ñun amuñu lu ñuy jalgati. ñi jalgati ñu ngi leen di gis parce que ñu ngi yore ay
oto gouvernement bi yore ay oto état bi yore keesu état bi di ko jëfandikoo ñun nag ñoo ngi débrouillé wu ak li nga xam ne li daal suñu sutura di ci jéem dem. bien que problème amu leen xaalis am voilà. waaye que suñu conviction moo ko fa indi. voilà ci beneen wàll ñu war a jeexale ci ponk bi nga xamante ni yéen ñi wax di ngeen di jàll premier tour si nga xamante ni mooy fichier électoral bi ndax xam ngeen nu mu demee est-ce que tey ragalu leen li nga xamante ni moo di ay fraude wala am ngeen yaqin ni ñu fraude ak ñu ñàkk fraude yéen di ngeen di jàll. ñun jàll dañuy jàll rek. parce que fraude tentative de fraude mën na am. tentative de fraude mën na am comme ni mu daan amee. mais ça man dama yaakaar ni loolu su ko nguur gi jéemee. parce que nguur gi moo fi taxaw ak candidat am muy Ghazouani. Aziz moo fi taxaw ak candidat am muy Ghazouani. ñaari nit la ñu nga xam ne benn bopp la. donc ñëpp gis nañu taxawaayam li mu bëgg mooy teg fi Ghazouani. li fi doon continuer non dama ni seen i tey ban taxawaay la war waaw loolu seen i amul seen i amul c'est une carcasse seen i amul te yéen ci seen i ngeen sukkandiku parce que amul conseil constitutionnel moo validé seen candidat ngeen d'accord parce que seen i ngeen d'accord tey ji ngeen ni seen i amul te yéen foofu ngeen sukkandiku parce que est-ce que du contradiction parce que amuñu pexe ndaxte la CENI n'est pas indépendante donc ce qui veut dire que sauf que bon ni ñu ko tëralee man yàgg naa nekk ci bureau de vote si am nañu dinañu jéem am ay représentants ci bureau de vote yu nekk contrôler vote yi. est-ce que mun ngeen am bureau de vote ay représentants ci Mauritanie bépp parce que am na coin yoo xamante ni doo leen fa am ay représentants. 2014 le problème bi posé woon na. mais incha allah 2019 dinañu am ay représentants ci bureau de vote yëpp. ndax tey foo dem. lu mu reculer dafa am. un groupe de personnes yi nga xam ne ñi ñoo indi seen bopp ànd ak Birame te soxlawuñ ci dara wutuñu ci dara. waaw est-ce que ñu ngeen topp ñëpp est-ce que ñoom ñëpp am nañu seen ay kayit est-ce que ñoom ñëpp daañu voté loolu tamit am na lu ci gën a bëree rumbulement lu ñuy gis wala ma riirandoo. waaw waaye bis ba est-ce que tamit daañu génn pour voté. loolu ñi ngi koy wax waaye dama yaakaar ni. ma riirandoo bu amee je pense que mooy ñi nga xam ne ñëw ci côté nguur gi ndax ñu ngi fay yaakaar dara ñi wax naa leen ne leen ñi nga xam ne ñi dañuy ñëw ànd ak Birame Da Abeid wutuñu ci dara yaakaaruñu ci dara ñoom duñu indi seen bopp indi seen alal di ci def donc ma riirandoo xaaruñu ci leneen lu dul Mauritanie tey changé amal njariñ bopp doomu Mauritanie ndax coono gi fa nekk coono gi ñëpp ñoo ko gis donc ma riirandoo bu amee ma yaakaar naa ni ci côté bële lay nekk parce que ku ànd ak pouvoir bi tey am nga yaa ngi xalaat poste wala yaa ngi fay xalaat 100 000 wala 200 000 bi ñu la jox ci campagne mais du ci suñu côté ñun ñi nga xam ne ñi dañu ànd ak ñun ak conviction ànd ak ñun ak gëm changement Mauritanie demee bu ko defee mu gëriñ ñi nga xam ne ñi képp kuy dew doomi Mauritanie ak foo mënti féete mu gëriñ la dara. waaw Ahmed Gaye ci sa kaddu gu mujj comme lu naan ban kaddu ngay lancé ñu may la ko ci campagne lu ñu nekk. man kaddu bi may lancé maa ngi leen di gërëm yéen d'abord yéen ñi nga xam ni yéen a ñu jox kaddu gi tey ba ñu mën ci wax ñu mën ñu déglu li ñuy ñaan nit ñëpp rek mooy ñu jël seen matuwaay xam ni. Le 22 dañuy bindaat histoire Mauritanie te bu ñu ko ratee xëy na dinañu toogaat lu yàgg duñ ko jot ndaxte Mauritanie mi ngi wàcc suux am ku ñëw jox leen loxo pour génne Mauritanie ci situation bu nekk muy Birame Da Abeid donc ñu ngi ñaan nit ñëpp képp ki nga xam ni kii yaa ngi sànni sa carte nga xalaat sa avenir u doom suba nga xalaat sa avenir u ay rak parce que ñun tey képp ku am 40 ans jëm 50 ans weesu nga say doom ëllëg ñoom ngay liggéeyal say sët ëllëg ñoom ngay liggéeyal donc balaa ngay sànni sa carte nga xool sa digganteeg yàlla nga moytu hypothéquer sa avenir u doom wala sa avenir u sët ëllëg balaa ngay sànni sa carte loolu la ñu am ñaan ñëpp donc ñu xalaat ci balaa ñuy sànni seen carte ci urne bi. jërëjëf ñu leen di gërëm yéen ñi saxoo di seetaan Rewmi Info ci wàllu wi nga xamante ni mooy élection présidentielle ci Mauritanie ñu war a dégmal nag wote yi ñaar fukki fan nag ñaar ci weeru juin 2019 ñu ñaan yàlla mi dara tawul yàlla na yàlla def jàmm ci réew Mauritanie ñu dugg si jàmm génn si jàmm ñuy sant nag Ahmed Gaye mi nga xamante ni moo fi toogaloon Birame Da Abeid ci wàllu élection présidentielle ñu wax mbokk yi jàpp leen bu leen bàyyi Mauritanie ca kanam Rewmi Info di leen jaajëfal wa fi amanillah